yooyu c'est difficile plateau yi ma gis mu def xam naa soxnaam waroon na ko xëcc ne ko kaay defaraatal waaw affaire yi je pense que mooy nit ñi nga xam ne dañu xaw a néewal moom daf niroo ku néewal te néewal nag baaxul ci homme public. waaw ñëwal ni ngay defee décompte. waaw mu nekkoon rek li nga xamante ne moom mooy melokaanu suñu gan ni nga xamante ne noonu lay waxee ak ni nga xamante ne aussi noonu lay solo Aminata communication ak port vestimentaire am lañ doon waxtaan noonu ak journalistes yi nga xamante ne aussi ñoom seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu woowule. waaw bu ñu ñëwee rek en résumé ci port vestimentaire bi docteur Cheikh Seck gis nañ ni ki nekk na nit koo xamante ni correct na ci nu muy solo waaye jàpp nañ ni ki en tant que homme politique wax na ci gën a mën a bàyyi xel mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas présentable. Il est présentable mais puisque dem na ba nekk une personnalité publique dem na ba jël benn position donc dafa war a xoolaat bu baax nu muy solo alors bu weesoo loolu ñu ñëw ci communication. docteur Cheikh Seck nekk na koo xamante ni vraiment nit ñi rafetlu nañu communication bu dee taxaw na di wax parce que nekk na koo xamante ni am na xam-xam maîtrise langue bi ba par ay idéem ses idées sont toujours bien structurées donc loolu côté boobu amuñu lenn ñun ko ciy wax lu ñu gis rek comme faiblesse. mooy nekk na nit koo xamante ni occupé na poste boo xamante ni poste ba am solo la parce que boo xoolee parti démocratique sénégalais président cadre libéraux yi Idrissa Seck yoroon na ko fii suñu président Macky Sall yoroon na ko fii Serigne Boub moom tam mu ñëw donc boo xoolee ñi fi jaar ñëpp ñoo gën a fës que docteur Cheikh Seck donc moom dafa war a travailler image yam ci côté boobu. En faisant quoi mu mettre ay moyens mën a redynamiser excusez-moi j'y arrive parti démocratique sénégalais en faisant quoi organise ay panel ay activités pour nit ñi gën koo xam waaye bu ñu ñëwee nag ci communication bu muy def lépp lu am parti démocratique sénégalais nekk na koo xamante ni moom dafay jël position lu xew dafay joxe xalaatam gis nañu ki parti démocratique sénégalais nekk na benn moment boo xam ni jamono yi sax dafa am ay yëngu-yëngal parce que boo xoolee ñu mel ne ay ñoom Farba Senghor dañu jël ñu ne ñoom ñooy PDS authentique jël na position joxe na ci xalaatam donc moom bu amee lu muy wax daf koy wax lu mu war a travailler rek image bi wax na ko travailler mais il faut qu'il soit présent médiatiquement aussi pour faire l'affaire. waaw comme ni nga ko waxee Aminata nekk na loo xamante ne aussi ne mënuñu lu dul dëggal ko ndax aussi poste yi nga xamante ne ñi ko jiitu jot nañ ko occupé ñooñu xamoon nañ leen donc ñoom ñoo ko gënoon fës te gis nañ aussi ñooñu tey li ñuy représenté ci li nga xamante ne moom mooy champ politique bi donc moom aussi waroon nañ ko gën a sentir mu gën a présent ndax bëri na sénégalais yoo xamante ne tey mën naa ne sax découverte lay doon ci ñoom donc wax yi nga xamante ne aussi wax nañ ko li may wax rek rubrique melokaan mooy rubrique boobu bi nga xamante ne invité bi sax moom moo ci gën a gagné ndax conseil yi aussi ci moom lay jëm donc li ñu mën moom mooy wax ko mu bàyyi xel ci li nga xamante ne jot nañ ko fi wax te mu appliqué ko ndax nag wax boo déggee topp moo ci topp Mame Mbaye ma bàyyi la nga wax ñu ci sa xalaat. Cheikh Tidiane yaakaar naa ne comme ni nga ko waxee foofu la si sens boobu lay abondé muy wàllum communication faw mu gën ko renforcer parce que bu ñu nee responsable politique nga ba noppi ñu ne da ngay jiite cadre yu parti démocratique sénégalais ñëpp xam nañ ne du parti bu ndaw te du ay argument moom moo si manqué actualité bi gis nañ nu mu tàngee nii kon muy génne di wax nit ñi xam au moins c'est vrai yaa ngi ne dina jël position mais Salma tamit daf mel ni daf la tontu si côté boobu daf mel ni découverte la bu fekkoon dina jël ay position di génne si média bi parce que du rek da nga war a génne si média pour génne si média mais da ngay génne si média bi pour au moins défendre say idées te parti démocratique sénégalais ñëpp xam nañ ne du parti bu ndaw te et puis bu dee jël position rek ñoom war na ko mën a def surtout que moom moo jiite cadre yi par poste bu nga xam ne Idrissa Seck jiite na ko te dégg nañ ko kii di président Macky Sall tey jii moom jiite woon na poste boobu yaakaar naa si biir parti démocratique sénégalais te ñoom bi ñu ko jiite gis ngeen fi mu mujj dafa mel ni moom dafa ñëw affaire yi low kon bu ñu koy ñaax mooy wàllum communication faw mu gën a renforcer waat li nga xam ne moom mooy nu muy doxalee nii tekkaaral gi port vestimentaire bi loo bi ngay bañ a. n'oublie pas qu'ils sont à l'opposition opposition ak au pouvoir bokkul la na nekk opposition boo nekk opposition sa communication foofu lañ ko war a mën a déggee surtout que actualité bi nu mu demee nii bu loolu weesoo port vestimentaire wax nga ko gis nañ ko sànq mi ngi sol yére olof am na lu mu jiital mi ngi feeñ je pense que si cadre c'est pas place et puis xasuma ko
du xas. non il n'a pas fait attention à ça peut-être que man mi jàkkaarloo nag moom sam wax naa ci bàyyi xel. moo dul ndooy bu fa nekkoon aussi wax na ko bàyyi xel parce que kon ñun ñëpp la. loolu yëpp dañ koy sóoraale bu fekkee da ngay génn ci télé war nga xoolaat bu baax. yaa ngi xoolaat yow ni ngay soloo yow. man même bu ma ko parfois nga agressé téléspectateur yi de. c'est vrai dinaa leen agressé mais désormais dama leen agressé parce que léegi boo solo da ngay taxaw ñu ne la lii nga sol nii. bul génn sànq dama ñëw bouton bi fii la kii. unité da la indulgé. Elle a été indulgente. donc c'est ça man erreur boobu kon maa ngi agressé askan bi dootuma leen agressé. waaw Mame Mbaye dama ko yab askan bi. waaw Mame Mbaye dama ko yab nag mais Aminata aussi suñu expert en communication moom aussi am na loo xamante ne wax na ko am na conseil yoo xamante ne jox na ko. waaw kooku mooy Adama Sow seeti nañ ko laaj nañ ko nan la gisee communication docteur Cheikh Seck lan mooy ay force am ak ay faiblesse am nañ seetaan éléments yi. dooleem ci communication mooy xam nga média yéen ñi ci nekk war ngeen xàmmee que léegi ñi intervenir ci média ci wàllu politique dañu tumurankeloo qualité ak tuuti xarañte te moom yàlla def ko may macha allah sénégalais yu bari miinuñu ko mais ku xarañ la suy wax li muy wax dafa structuré et c'est souvent pertinent. ñaari aspect yooyu ci communication dafa am importance et troisième chose bu am importance ci moom ci communication mooy maîtrise langue ak élément de langage yi parce que suy wax xam naa nit bu xaw a teey lay nirool mais toujours dañuy gis teeyaay bi ak mesurer côté mesurer langage am ak élément de langage yu muy utiliser maintenant li yées ci moom moo di kenn comprendreul ku mel na Cheikh Seck ak fonction bi mu am ak fi mu jaar mu am déficitu image la preuve melokaan bi xëy na moo koy feeñal ci Sénégal ñu bëri xam ko mais Cheikh Seck n'est pas connu médiatiquement parlant ci médias yi xamuñu ko il faut moom mu combler ko mooy mu am présence jël de la bouteille maanaam jël wàllam ak place am ci médias yi pour construire image bu boppam déjà en tant qu'acteur politique mais aussi kuréel bi nga xam ne ñoo ko wóolu jiital ko muy les cadres donc libéraux nga xam ne Idrissa Seck Macky Sall ñoom Serigne Mboup quand même ñu doon ay sommité ñoo ko jiite woon te moom moo jël léegi lenge bi lenge boobu ku ko jël il faut nga am construction d'image. suñu expert ñu koy jaajëfal dégg nga conseil yi nga xamante ne moom la jox ñu bàyyi ko rek mu daal di koy appliquer. waaw léegi rek docteur Cheikh Seck déglu na Adama Sow presque li ñu wax rek ci loolu ñëw moom daf ko gën a yaatal jox ko pour yi ak contre yi fan la war a gën a taxaw la war a gën a améliorer waaye moom docteur Cheikh Seck nekk na koo xamante ni niroo na ak koo xamante ni dafay déglu conseil gannaaw am na xam-xam bi gannaaw niveau baa ngi fii lépp lu muy def mu ngi koy teg ci yoon kon bokk na gën a góorgóorlu mu imposé wu ñu nag ñu ngi koy remercier ci disponibilité am di ko souhaiter bon vent ci combat bu mu nekk. yow aussi dañ lay remercier Aminata Dramé ci li nga xamante ne moom mooy présentation bi man nag tey sa melokaan su ma lay noter dama lay defaral 10 sur 10. merci beaucoup. waaw kooku moom mooy Miss Melokaan laataa nag ñuy ñëw daal di tijji dossier de la semaine ba ca Bargny dañuy dem jëli la page pub. boo leen di yónnee xaalis joni moo gën a gaaw moo gën a wóor. joni gaaw na wóor na ci lu leer. amul parna amul nii da ngay ñëw ñi fay la nga dem ak seen calpe vite fait di ngeen mu yónnee xaalis ci seen téléphone portable ak sutura di ngeen mën a fay seen facture SDE Senelec mbaa TNT te kenn di la dagg dara. ma ne ci lay fay samay facture ndox sama facture courant samay TNT cëpp. ak carte bancaire joni soxlawul compte banque. di digal Baye Fall yëpp nañ ko uti. te mën nga ko charger ci bépp point joni. te carte bi mën nga ko utiliser. dans le monde entier tu peux prendre de l'argent dans n'importe quel gap. vite fait moo koy cërëte.
Un combat offert par votre calpe vite fait en direct sur Sen TV. Cetex, so fresh. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waa Aïda couche bi ngay coucher xale bi couche toile yi nga xam ne dafay indi ay irritation. couche yi de moo jeex rek ma ne naa jënd couche 100 francs en attendant ci boutique bi. xaar ma tuuti ma ñëw. gis nga lii mooy couche Kalinex kii moom ngay fompee sama turandoo bi lii nag mooy shampoing bi maa la tegal shampoing bi nooy na dafa am élastique te day absorbé bu baax xoolal waaye dama lay wax ni la fii ba le 31 mars fukki maman ak juróom ñoom la ñu fas yéene sargal ci 50 000 francs maanaam da ngay jël ñaari xott yu jeex yi boole ko ak benn lingette bu jeex nga def ko ci enveloppe def sa tur sa adresse ak sa numéro de téléphone nga xool ci grossiste bi la gën a jege nga def ko ci dégg nga waa kay man nag maa ngay dem. Badiane daal am nga maanaa waaye Kalinex kenn du moom. Kalinex, la douceur d'une maman. Anta. waaw def ça va bien. brosse lan la abu pour raxas samay karo. te yow sax foo jëm xanaa liggéeyoo. ceeg ñi laat gëstu te nga wax ma fii. ana lan moo fi setul. wax nga dëgg de yi de moom lépp a set. xaaral ma ñëw. gis nga ko am li gën doo sonn man vite fait multi action laay utiliser ci lay fóot di ci raxas di ci defar sama waañ ci fobeere ci raxas douche te topp ngay def mu xëpp du kole du weex lu niin moo ci aay fu mu jaar léppay set wecc di xeeñ lu neex. tur daal wuyu na borom man xam nga lu ma jaaxal sa loxo yi ni mu mel ak samay loxo bokkul. dara waralu ko lu dul produit yu dang yi bëri acide yi ngeen ci utiliser loolu kese moo yàq seen loxo yi. xam nga nu may def ak yow bàyyi muut kaas toqal la ci tuuti boo demee nga ni sa njaatige. waaw mu jëndal la ko ci boutique boo dem dañ koy. d'accord vite fait méditation kenn du moom Anta moo xam lu baax ak vite fait daal kenn sonnatu. Le numéro 47 de Nouvelle Hebdo est en vente. Au sommaire, les Sénégalais se posent beaucoup de questions avec l'affaire Khalifa Sall. Autant ils sont d'accord avec la reddition des comptes, autant ils ne comprennent pas pourquoi les responsables et militants de l'APR, à l'instar du DG du COUD et du PCA du Fonds d'entretien routier autonome, pour ne citer que, sont épargnés. Profil et parcours. Nouvelle Hebdo vous fait un portrait inédit de Khalifa Sall, entre confidences inédites tenues du président Senghor et du président Diouf jusqu'au témoignage de ses partisans et adversaires politiques. Chronique. Selon Adama Gaye, le Sénégal est aujourd'hui empêtré dans des eaux menaçantes. Voilà pourquoi. Le numéro 47 de Nouvelle Hebdo est en vente. Mame Mbaye lan moo xew Bargny. mu ngoog centrale à charbon bu nga xam ne dañ ko fa bëgg sanc nañ ko fa ba noppi sax mën nañ jox ne weeru juillet wala tàmbale wala war a tàmbale fonctionner mooy test yi waaye laata ñu ko doon sanc xam ngeen ne coow bari woon na fa ndax centrale à charbon fi ñu ko sanc warul jigéey dëkkuwaay askan wi mug du sa dal loolee nag seen i réaction la ñuy dem découvrir ba noppi doog ñëw ci commentaire yi. centrale à charbon bi amul fuñ si demoon amul kuñ si waxaloon wax nañu au plan national wax nañu au plan international environnement jànguñu ko waaye léegi mën nañ ko naan ni ndox ndax centrale bi bu ñu sàgganee ba mu taxaw fi Bargny dina nekk si ndóol gu nga xamante ne kenn mënu ko mesurer. impact bi mooy ne centrale bi ñu koy def c'est un établissement classé de catégorie 1 établissement classé de catégorie 1 dañu lay wax ne fépp foo koy def dafa war a nekk distant
de 500 mètres des habitations, d'un cours d'eau, d'un lac, d'un captage d'eau, d'une voie de communication. Malheureusement yàlla da leen nattu loolu ñu wax lépp dafa nekk fi ñu def centrale bi. am na GIE bu tudd tali bu xonq si gannaaw centrale bi la lay wéeru GIE sëñ Babacar si gannaaw centrale bi la wéeru donc fukki GIE ak ñaar yi nga xamante ne moo nekk Xelkom benn bu si nekk la fa nekk ëpp na téeméeri nit ñuy wax ni war nañu am ñaari tuyau yu nga xamante ne dafay génn si centrale bi dem géej mooy ndox yi ñu fi doon wax ñaari tuyau yooyu bu nekk dina am diamètre 25 mètres donc ñaari tuyau yi buñ ko teglee bii 25 bële 25 muy 50 mètres yu nga xamante dañ koy nar a jël tuyau bu nga xamante ne diamètre am 25 mètres la bon nan la tuyau bi war a toll te day tànk ndoxu géej di dugal si biir muy seddal seeni machine di dugalaat si biir géej di ànd ak ay éléments toxiques ya nga xamante ne ñun mënuñu ko mesurer. centrale bi boo demee c'est une zone destinée à l'habitation parce que ñaari lotissement ñu nga fa. nun yuuxunu pour wax alali jàmbur nun suñu alal la ñuy wax fii centrale bi nekk këri jàmbur la mbar ñi géej la fa nekk yow xam ñëw nga fa ñoom gis nañu bu géej gi di dóor ni muy dugg si dëkk bi loolu rek waroon na tax ñoom ñu jógal seen bopp def si lañ si war a def mais xam nañ ne loolu yëpp defuñu si dara ñu ngi ànd ak suñu dignité la toog di muñ waaye muñ dafa am fu mu yem muñ bool la. ñu ngi jooju noppeeguñu maire bi nga xamante ne mu ne tey Senelec dafa indi 600 millions yoo xamante ne daf ko bëgg a jox ñi nga xamante ne ñoo moom terrain yooyu lan moo doyee 600 millions lan mooy 600 millions. il faut ñu fàttali ne juillet bii fekk ñetti weer la ñuy def test yi commencé production bi octobre 2017 95% financement yi dugal nañu ko te ñu ngi waaj a taal mu wér ñu ñaar que ni mënuñu arrêter lu ni mel ma woote réunion publique. ba ma wootee réunion publique waxtaan ak waa Bargny ci li nga xam ne moo am nan la ñuy taxawee mais ña fa nekkoon yépp la ñu wax mooy béy way na mbuus nan la ñuy taxawee keñ ba ña fa amoon parcelle ñu jox leen seeni parcelle dañu leen di jox ay parcelle ba pare tabaxal leen jox leen ay caabi loolu Senelec nangu na jàpp ci loolu moo tax ñu jël 600 millions teg sur la table mairie bi it am na benn titre foncier ba nga xam ne maire bi am na ko fii ci Bargny waxtaan nañ ci conseil bi nangu na it jël ci titre foncier boobu am loo xam ne dañ koy céder privé yi pour jàppale ñooñu ci tabax bi te xam naa ne état bi it yegge nañ leen suñu plan te ñoom it daañu ci jàpp. démb la ñu wax ni centrale bi Inde am na fa durée de vie am 25 ans dafa jeex ñu démonter ko war ko ñëw implanter ko fii si Bargny. bu fekkee ne dëgg la na état jox xam ne lii mu ñuy def du fa ñu ko nun ndax pôle urbain de jëm ñaajoo ngi nii ministère yi fi la jëm borom bakken yi fi la ñu jëm aéroport bu jas mu ngi fii à moins de 3 kilomètres te loolu yëpp Sénégal lu ëllëg la bu fekkee ne centrale bi jaral na ko bu ëllëgee lu mu waroon a am mu ñàkk ko loolu itam ba tey ñu ngi toog di ko seetaan. ñenn ñi dañu naan dañu yéen waa Bargny da ngeen contre projet bi état non contre nu projet bi état. mais fi état def li muy liggéey moo dul foofa fekk ay néew ju doole ñu may leen ay parcelles ñu def sa war a tabax seen tabax ñu def ay intérêt personnel. ngoon daal ñun waa Bargny dañ ñu war a rey ngir am énergie Sénégal déedéet c'est dommage li fi am si cas tuberculose kenn xamul la mu doon li fi am si ay maladies respiratoires kenn xamul la mu doon y a des cas de cancer mu ngi fi te lépp lu ko waral suñu dëkkandoo bi ñu dëkkal. bari doole lool te ñu ne kenn mënu si dara muy laa Sococim moo waral loolu mais fi ñu jëm ak Bargny ak fii Bargny jëm ak ñoom du ne. toujours damay wax ni centrale à charbon di liggéey produit toxique waruñoo man xalaat ni mën naa nekk ak site de transformation des produits halieutiques site de transformation boobu ñeneen a koy jënd mais ñun ñoo si jëkk a lekk. waaye léegi loolu ñun buñ ko lekkee ban impact lay am si biir dëkk bi benn. ñaareel bi ban impact lay am dans la sous-région ñetteel bi jën yi nga xamante ne dañu jële jóge géej fu ne nit di fa jóge di ko napp donc muy lu nga xamante ne amul frontière donc ñëpp a koy lekk si. du ñu indi Sénégal loo xam ne day gaañ jaboot ci président Macky Sall du ko def ñun ñëpp xam nañu taxawaayam ci mbirum environnement loolu moo tax mu proposé Sénégalais yi ñu voté constitution bi nga xam ne nii ci la ñu def nii chaque population chaque
sénégalais a droit à un environnement sain. te it dinañu teg benn kuréel bu ñu duppee maison de l'environnement kuréel boobu day jàngat yu ni mel centrale bi dina dox di produire électricité kuréel boobu it dina fi nekk di mesurer qualité de l'air di mesurer bruit bi di xool it ressource bi fan la toll. Mambay doon leen xamaleeg li nga xamante ne moom mooy naqaru askan way yeewoo ca Bargny wax nañ li nga xamante ne moo leen métti waaye tamit maire ba nga xamante ne moom moo jiite boobule gox moom it wax na li nga xamante ne moom mooy xalaatam ci problème bi Mambay. mu nga ko coow lu mi ngi door manees nañu wax 2008 temps bi nga xam ne askan wi ñu ngi doon yëngu-yëngal ndax délestage yu bari si la njiitu réew ma woon maître Abdoulaye Wade jël dogal ne faw ñu tabax benn centrale bu nga xam ne à charbon la maanaam courant la lay defar. que dina war a mën a xalaat da nga xaw a dër de lii di délestage te da nga xaw a dër xëy na li ma reeral bur la mais xam naa après dina ñëw yaa ngi ci suuf sax ba wàccee rek ba suuf waaw après xam nga jotaguma jaar si restaurant bi ay ca yeggale dama ñëw ñu may def mettre la pression waaye jërëjëf Salma mu ngoog léegi 2009 si la Abdoulaye Wade maam Abdoulaye Wade jël dogal ñu ne nag centrale à charbon boobu waaye nañu ko tabax sa fi nga xam ne moom mooy Bargny waaye nag loolu moo waral coow li parce que site bi nga xam ne moom la ñu tànn pour tabax fa centrale ba xam nga Bargny géej gi daf ko agressé bëri na ci ay kër yu nga xam ne ñoo nekk si tefes gi yëpp géej gi yóbbu na ko léegi askan wi nga xam ne ñoom la ñu jël seen kër ñu joxoon leen site boobu nga xam ne fa lañ tabax centrale ba Bargny leneen lu ko agressé bokk na si nee nañ Sococim pollution boobee ñu boole ko askan wi ne nag bu ñu leen fi àndalee centrale mooy ñu rey leen terewul nag centrale bi début bi doon nañ clôturer man dem naa fa reportage ba tey buñ clôturer askan wi ko waa Minam ak Bargny ñëw daaneel mur bi parce que nee nañ xel xalaatul ñuy bàyyi mu daal di fay taxaw état nag continuité la terewul bi nga xam ne Abdoulaye Wade dem na kii di président Macky Sall ñëw na terewul nag centrale bi ñu doon di koy wëyal tabax nañ ko ba gis ngeen ko noonu mu taxaw centrale bi taxaw na juillet lañ war a démarrer ay testam ngir dàmbale produire li nga xam ne moom mooy courant mais terewul askan wi c'est fi ñu ñenn ci askan wi fi ñu campé seen position bi fa lañ ko teg ba léegi xel xalaatu ñuy bàyyi centrale bi daal di taxaw naam taxaw na ba pare lu ñu taxawal ba pare ba war a commencer aussi test yi te laataa ñu koy tabax yaa ngi wax ne heure bu ñu commencé rek askan wi dinañ ci indi ay mën-mën lu ñu dem nag ba tabax ko nag ba war a commencé test yi est-ce que nag fi mu nekk nii askan wi mënati nañ ci lu bari askan wi mënatuñ ci lu bari parce que ce qui est sûr mooy centrale bi dina commencé fonctionner mais terewul ñoom it fi ñu tegoon seen tànk fa lañ ko teg ba tey parce que nee nañ respecté wul normes yi nee nañ centrale fi ñu koy tabax am na distance bu nga xam ne dama ko war a respecté ak dëkkuwaay warul nekk ci biir ay dëkkuwaay donc cohabitation boobu mënul nekk lenn ci ay produits toxiques askan wi dinañ ko noyyi te lu nekk mën na ci ne waaye ndox yi nga xam ne moom moo jóge centrale parce que nee nañ am na tuyau yu nga xam ne ab diamètre bu mag lay nekk biir géej lay jubal sa centrale fi mu nekk ak géej bi soriantowul dina xëcc ndox mi moom mooy refroidir seen machine yi mu sottiwaat ndox mi mais ndox moom muy génnaat dafay ànd ak yenn ci ay produits jën yi dinañ ko lekk nappkat yi nekk foofu ce qui est sûr mooy jën yi danañ daw te mën nañ wax ne Bargny dëkk la bu nga xam ne ay nappkat ñoo fa nekk samay mbokki lébu ñoom ñoo fa nekk ce qui veut dire que loolu itam conséquence la bu nga xam ne ni ñëwagul mais dina ñëwi te ñoom sax li leen laal dafa bëri ndax dafa bëri ay usines yoo xam ne ña nga fa ay usines yoo xam ne day produire ay produits toxiques ma nga fa géej gi aussi mu nekk avancée de la mer aussi ma nga fa lii bu ñëwee aussi ñu def ko ci dëkkuwaay ci barab boo xam ne dafa jege dëkkuwaay aussi dañuy xool xale ya fay nekk di fortaatu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jege boobu le gox si waroon na baax ñu daal koy xool bala ñu Salma dafa wax sànq lu am solo nee na xis na ba taxaw kon li si des nee nañ béy woy na mbuus waaye bari ñu ne leen béy woygul mbuus ndax taxul maire ba ci boppam nee na fu mu nekk comme te loo xam ne taxaw na nañ seet solution bi mu gis mooy ñooñu nga xam ne ñoom ñooy sàkk ñu jox leen seen bërëb ba maanaam fi ñu tabax centrale ba seen i suuf la dañ leen ko jox ngir ñu dëkk fa ñu wutal leen feneen fi ñu leen dëkkal Senelec nee nañ am na xemmemteef wala joxe na dogalam ne dina génne 600 millions tekk ci table bi maire bi moo ko wax Guèye Abou Ahmed di déglu ngeen ko nee na loolu pour ñu mën a tabax ay kër la maire bi am na titre foncier bu nga xam ne am na ko ni dana jël sa titre foncier ba boole ci 600 millions yi ñuy xaarandi ci nguur gi dara mu dolli ko ci de su fekkee ñooñu clé en main lañ leen jox kër yi nga xam ne dañ ko tabax ba pare yàgg nañ ko dégg libre leen te aussi Mambay dafa am loo xamante ne waxtu wi ñu mayoon sax jeex na mais alaaji da koy faxal di wax tout le temps que ni dëgg du romb nopp donc centrale électrique ay nit mënuñu cohabiter ak moom
ndax les produits sont toxiques danger bu mu mën a indi dafa bëri te même bu dul loolu yëpp ñoom ñi ko tabax sax bu ñu defee études yi waruñu woon accepter sax di ko tabax foofu di nit ñi di même bu ko nit ñi bañoon sax ñoom waruñu ko accepter ndax danger bu ci nit ñi di bañ ñoom ñoo gën a xam li nga xamante ne moom mooy boobu les danger donc am na loo xamante ne jarul sax ay explication loo xamante ne la c'est évident mënul nekk centrale électrique moom ay nit mënuñu dëkk ak moom di cohabiter ak moom ak danger yi nga xamante ne yëpp xam nañ ne moom moo ci mën a judd donc waa Bargny tey lu ñuy kaas nii nekk defe naa ne nekk na loo xamante ne aussi ñoom ñi ñu jiite wala ñoom ñi nga xamante ne ñoo koy def bu ñu ko déggee war nañ leen ci indil ay saafara Aminata waxtu yi ñu cërale woon jeex na xanaa waaw c'est vrai juste rek damay rebondir ci li nga wax rek parce que boo seetee départ bi initiative bu ñu jël initiative bu baax la parce que dafa dem rek ci njëriñu askan bi waaye njëriñu askan boobu bu demee ba leen di lox aussi ce n'est plus intéressant donc nguur gi bi def quoi que ce soit na sóoraale askan wi na xam ne askan bi ko far kooku santé mu wax jiitu man je l'ai toujours dit nee naa santé kenn du ko café moom moo war a nekk priorité ñëpp santé ak éducation donc nañu trouver solution man vraiment waa Bargny sonn nañu parce que boo xoolee usine ciment maa ngi fàttaliku boobu Thierno Lo moo nekkoon ministre aussi amoon nañ ci problème bi ba mu xaw ci trouver solution donc tout le temps nañ leen bàyyi xel bu ñu fi def loo xamante ni ñoom seen intérêt rek la ñuy xool nañuy sóoraale askan mi leen fal Mame Mbaye ñu bàyyi la nga tëj dañuy tëj di leen wax ne kon fu mu nekk trouver solution moo si des peut-être njiitu réew président Macky Sall amul toutes les informations wala bu fekkee am na ko peut-être faw mu am ñu mu yebal sa bërëb bu ñu xool ndax respecté na normes yi ndax dëkkuwaay ak centrale bi fu mu nekk sori na am déet ndax buñ ko samp nañ ko fa pare war naa kon fonctionner feex weeru juillet kon laata ñuy démarrer bay def ay tests faw ñu xoolaat ka nag ndax askan ba fu mu nekk ñoom it dañ campé seen position nee nañ xel xalaatu ñu bàyyi centrale ba di fonctionner am comme ni nga koy faral di waxee li si kanam raw li gët liñ naan weeten si ñu nit dinañ ko jéem a topp comme ni ñu koy faral di waxee en anglais en anglais waaw Gambie la juddoo nag c'est Mame Mbaye Sarr c'est moi c'est Mame Mbaye Mame Mbaye ñu lay remercier ni nga ko waxee nekk na loo xamante ne aussi lu am solo la te jàpp nañ ne aussi dinañ ci indi ay saafara ndax nag neexul daal neexul dégg donc te aussi nit mënu koo accepter di dund ak li nga xamante ne wala di dëkk ak li nga xamante ne moom mooy centrale électrique loolu moom moo nekkoon tey suñu dossier de la semaine ñu jëlee leen koon ko fi nga xamante ne moom mooy Bargny lu jiitu loolu nag àndoon nañu ko aussi Aminata Dramé ci li nga xamante ne moom mooy melokaan Bintamane ñëwoon na indi les actualités phares du web Ajaratu Ndeye Assougay àndoon na ak El Hadj Ndiaye doos doon dalal suñu papa Mbaye Pekh ci li nga xamante ne mooy actualité bi di remercier bu baax a baax équipe bu Sen Show yëpp ñi ci ginnaaw suñu homme de l'ombre yi aussi di leen jaajëfal liggéey bi am na solo di leen remercier aussi yéen téléspectateurs yu Sen TV comme nag ni ñu ko waxee Sen TV la ñu wax Sen TV ay Sen Show seen santé lépp loo xamante ne da ngeen koy gis ci télé bi rek seen lay doon kon yéen a ko moom donc loolu nag tax ñu di leen invité rek ci li nga xamante ne moom mooy inauguration bi nga xamante ne dinañ koy def ci li nga xamante ne moom mooy immeuble Abdou Fattah fii bande annonce bi nag moom la ñuy tëjee li nga xamante ne moom mooy Sen Show anta nga jox leen ko comme ça askan wi daal di koy gis bàyyi ci xel invité nañ leen yéen ñëpp. Le groupe D-Média inaugure ses nouveaux locaux. Présent dans l'espace. laatam gis nañu ki parti démocratique sénégalais nekk na benn moment boo xam ni jamono yi sax dafa am ay yëngu-yëngal parce que boo xoolee ñu mel ne ay ñoom Farba Senghor dañu jël ñu ne ñoom ñooy PDS authentique jël na position joxe na ci xalaatam donc moom bu amee lu muy wax daf koy wax lu mu war a travailler rek image bi wax na ko travailler mais il faut qu'il soit présent médiatiquement aussi pour faire l'affaire. waaw comme ni nga ko waxee Aminata nekk na loo xamante ne aussi ne mënuñu lu dul dëggal ko ndax aussi poste yi nga xamante ne ñi ko jiitu jot nañ ko occupé ñooñu xamoon nañ leen donc ñoom ñoo ko gënoon fës te gis nañ aussi ñooñu tey li ñuy représenté ci li nga xamante ne moom mooy champ politique bi donc moom aussi waroon nañ ko gën a sentir mu gën a présent ndax bëri na sénégalais yoo xamante ne tey mën naa ne sax découverte lay doon ci ñoom donc wax yi nga xamante ne aussi wax nañ ko li may wax rek rubrique melokaan mooy rubrique boobu bi nga xamante ne invité bi sax moom moo ci gën a gagné ndax conseil yi aussi ci moom lay jëm donc li ñu mën moom mooy wax ko mu bàyyi xel ci li nga xamante ne jot nañ ko fi wax te mu appliqué ko ndax nag wax boo déggee topp moo ci topp Mame Mbaye ma bàyyi la nga wax ñu ci sa xalaat. ngooka Cheikh Tidiane yaakaar naa ne comme ni nga ko waxee foofu la si sens boobu lay abondé muy wàllum communication faw mu gën ko renforcer parce que bu ñu nee responsable politique nga ba
ba noppi ñu ne da ngay jiite cadre yu parti démocratique sénégalais ñëpp xam nañ ne du parti bu ndaw te du ay argument moom moo si manqué actualité bi gis nañ nu mu tàngee nii kon muy génne di wax nit ñi xam au moins c'est vrai yaa ngi dina jël position mais Salma tamit daf mel ni daf la tontu si côté boobu dafa mel ni découverte la bu fekkoon dina jël ay position di génne si média bi parce que du rek da nga war a génne si média pour génne si média mais da ngay génne si média bi pour au moins défendre say idées te parti démocratique sénégalais ñëpp xam nañ ne du parti bu ndaw te et puis bu dee jël position rek ñoom war na ko mën a def surtout que moom moo jiite cadre yi par poste bu nga xam ne Idrissa Seck jiite na ko te dégg nañ ko kii di président Macky Sall tey jii moom jiite woon na poste boobu yaakaar naa si biir parti démocratique sénégalais te ñoom bi ñu ko jiite gis ngeen fi mu mujj dafa mel ni moom dafa ñëw affaire yi low kon bu ñu koy ñaax mooy wàllum communication faw mu gën a renforcer waat li nga xam ne moom mooy ci moom moo di kenn comprendre ku mel na Cheikh Seck ak fonction bi mu am ak fi mu jaar mu am déficitu image la preuve melokaan bi xëy na moo koy feeñal ci Sénégal ñu bëri xam ko mais Cheikh Seck n'est pas connu médiatiquement parlant ci médias yi xamuñu ko il faut moom mu combler ko mooy mu am présence jël de la bouteille maanaam jël wàllam ak place am ci médias yi pour construire image bu boppam déjà en tant qu'acteur politique mais aussi kuréel bi nga xam ne ñoo ko wóolu jiital ko mooy les cadres donc libéraux nga xam ne Idrissa Seck Macky Sall ñoom Serigne Mboup quand même ñu doon ay sommité ñoo ko jiite woon te moom moo jël léegi lenge bi lenge boobu ku ko jël il faut nga am construction d'image. suñu expert ñu koy jaajëfal dégg nga conseil yi nga xamante ne moom la jox ñu bàyyi ko rek mu daal di koy appliquer. waaw léegi rek docteur Cheikh Seck déglu na Adama Sow parce que li ñu wax rek ci loolu ñëw da moom daf ko gën a yaatal jox ko pour yi ak contre yi fan la war a gën a taxaw la war a gën a améliorer waaye moom docteur Cheikh Seck nekk na koo xamante ni niroo na ak koo xamante ni dafay déglu conseil gannaaw am na xam-xam bi gannaaw niveau baa ngi fii lépp lu muy def mu ngi koy teg ci yoon kon bokk na gën a góorgóorlu mu imposé wu ñu nag ñu ngi koy remercier ci disponibilité am di ko souhaiter bon vent ci combat bu mu nekk. yow aussi dañ lay remercier Aminata Dramé ci li nga xamante ne moom mooy présentation bi man nag tey sa melokaan su ma lay noter dama lay defaral 10/10. merci beaucoup. waaw kooku moom mooy Miss Melokaan laataa nag ñu ñëw daal di tijji dossier de la semaine ba ca Bargny dañuy dem jëli la page pub. doxale ni tekkaaral gi port vestimentaire bi loo bi ngay bañaa kon n'oublie pas qu'ils sont à l'opposition opposition ak parti au pouvoir bokkul na nekk opposition boo nekk opposition sa communication foofu lañ ko war a mën a déggee surtout que actualité bi nu mu demee nii bu loolu weesoo port vestimentaire wax nga ko gis nañ ko sànq mi ngi sol yére olof am na lu mu jiital mi ngi feeñ je pense que si cadre c'est pas classe et puis xasuma ko du xas. non il n'a pas fait attention à ça peut-être que man mi jàkkaarloo nag moom sam wax naa ci bàyyi xel. waaw Modou Ndoye bu fa nekkoon aussi wax na ko bàyyi xel parce que ñun ñëpp la. loolu yëpp dañ koy sóoraale bu fekkee da ngay génn ci télé war nga xoolaat bu baax. yaa ngi xoolaat yow ni ngay soloo yow. man même bu ma ko parfois nga agressé téléspectateur yi de. c'est vrai dinaa leen agressé mais désormais duma leen agressé parce que léegi boo solo da ngay taxaw ñu ne la lii nga sol nii. bul génn sànq dama ñëw bouton bi fii la kii. unité de la indulgé. ah. non elle a été indulgente. donc c'est ça man erreur boobu kon maa ngi agressé askan bi dootuma leen agressé. donc waaw Mame Mbaye dama ko yab askan bi. waaw Mame Mbaye dama ko yab nag mais Aminata aussi suñu expert en communication moom aussi am na loo xamante ne wax na ko am na conseil yoo xamante ne jox na ko. waaw kooku mooy Adama Sow seeti nañ ko laaj nañ ko nan la gisee communication docteur Cheikh Seck lan mooy ay force am ak ay faiblesse am nañ seetaan éléments yi. dooleem ci communication mooy xam nga média yéen ñi ci nekk war ngeen xàmmee que léegi ñi intervenir ci média ci wàllu politique dañu tumurankeloo qualité ak tuuti xarañte te moom yàlla def ko may macha allah
sénégalais yu bari miinuñu ko mais ku xarañ la suy wax li muy wax dafa structuré et c'est souvent pertinent ñaari aspect yooyu ci communication dafa am importance et troisième chose bu am importance ci moom ci communication mooy maîtrise langue ak élément de langage yi parce que suy wax xam naa nit bu xaw a teey lay nirool mais toujours dañuy gis teeyaay bi ak côté mesurer langage am ak élément de langage yi muy utiliser maintenant li yées ci boo leen di yónnee xaalis joni moo gën a gaaw moo gën a wóor. joni gaaw na wóor na ci lu leer. amul parna amul nii da ngay ñëw ñi fay la nga dem ak seen calpe vite fait di ngeen mu yónnee xaalis ci seen téléphone portable ak sutura di ngeen mën a fay seen facture SDE Senelec mbaa TNT te kenn di la dagg dara. ma ne ci laay fay samay facture ndox sama facture courant samay TNT ceeb. ak carte bancaire joni soxlawul compte banque. di digal Baye Fall yëpp nañ ko uti. te mën nga ko charger ci bépp point joni. te carte bi mën nga ko utiliser. dans le monde entier tu peux prendre de l'argent dans n'importe quel gap. Vite fait moo koy cërëte. Un combat offert par votre calpe vite fait en direct sur Sen TV. Cetex, so fresh. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waa Aïda couche bi ngay coucher xale bi. couche toile yi nga xam ne dafay indi ay irritation. couche yi de moo jeex rek ma ne naa jënd couche 100 francs en attendant ci boutique bi. xaar ma tuuti ma ñëw. gis nga lii mooy couche Kalinex kii moom ngay fompee sama turandoo bi lii nag mooy shampoing bi maa la tegal shampoing bi nooy na dafa am élastique te day absorbé bu baax xool waaye dama lay wax ni la fii ba le 31 mars fukki maman ak juróom ñoom la ñu fas yéene sargal ci 50 000 francs maanaam da ngay jël ñaari xot yu jeex yi boole ko ak benn lingette bu jeex nga def ko ci. yooyu subtil plateau yi ma gis mu def xam naa soxnaam waroon na ko xëcc ne ko kaay defaraatal waaw affaire yi je pense que mooy nit ñi nga xam ne dañu xaw a néewal moom daf niroo ku néewal te néewal nag baaxul ci homme public. waa ñëwal ñi nga defee décompte waaw mu nekkoon rek li nga xamante ne moom mooy melokaanu suñu gan ni nga xamante ne noonu lay waxee ak ni nga xamante ne aussi noonu lay solo Aminata communication ak port vestimentaire am lañ doon waxtaan noonu ak journaliste yi nga xamante ne aussi ñoom seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu woowule. waaw bu ñu ñëwee rek en résumé ci port vestimentaire bi docteur Cheikh Seck gis nañ ni ki nekk na nit koo xamante ni correct na ci nu muy solo waaye jàpp nañ ni ki en tant que homme politique wax na ci gën a mën a bàyyi xel mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas présentable. Il est présentable mais puisque dem na ba nekk une personnalité publique dem na ba jël benn position donc dafa war a xoolaat bu baax nu muy solo alors bu weesoo loolu ñu ñëw ci communication docteur Cheikh Seck nekk na koo xamante ni vraiment nit ñi rafetlu nañu communication bu dee taxaw na di wax parce que nekk na koo xamante ni am na xam-xam maîtrise langue bi ba par ay idéem ses idées sont toujours bien structurées donc loolu côté boobu amuñu lenn ñun ko ciy wax lu ñu gis rek comme faiblesse mooy nekk na nit koo xamante ni occupé na poste boo xamante ni poste bu am solo la parce que boo xoolee parti démocratique sénégalais président cadre libéraux yi Idrissa Seck yoroon na ko fii suñu président Macky Sall yoroon na ko fii Serigne Boub moom tam mu ñëw donc boo xoolee ñi fi jaar ñëpp ñoo gën a fës que docteur Cheikh Seck donc moom dafa war a travailler image yam ci côté boobu
en faisant quoi mu mettre ay moyens mën a redynamiser excusez-moi j'y arrive parti démocratique sénégalais en faisant quoi mu organise ay panel ay activités pour nit ñi gën koo xam waaye bu ñu ñëwee nag ci communication bu muy def lépp lu am parti démocratique sénégalais nekk na koo xamante ni moom dafay jël position lu xew dafay joxe